دقيقة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول تدور في نقاط ثلاثة وسأحاول التلخيص ما أمكنني ذلك. أولا تفضل واصل. الحديث عن المحتفى به. هذا الرجل هو رسول صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي ختم الله به الرسالات وجعل شريعته مكملة لكل الشرائع ومسيطرة عليها وناسخة ما قبلها فلا دين إلا الإسلام. nee na bu njëkk bi مقبول. mi ngi waxtaan ci ki ñuy feeteel te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla jox risaala bi nga xam ne moo tëj risaala yi jox ko sharia bi nga xam ne nii moo effacé yeneen sharia yépp jox ko diine bi nga xam ne nii mooy diine ba nga xam ne moom la yàlla reconnaître fa moom ndax moo wax ne inna diina inda allahi al islam. من سار على نهجه واتخذ هديه وسيلة وصل إلى بر الأمان وشاطئ النجاة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. nee na daal képp ku tënku ci lu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi da am nga sécurité te da nga yegg ca barul amaan maanaam da nga la nga bëgg da nga ko am te da nga egg ci jàmm incha allah. بشر به الرسل من قبله فهذا عيسى يقول الله حكى عنه أنه قال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. nee na yonent yi jiitu yépp ku ci nekk annoncé woon nga ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ne Isa ibnu Maryam ni mu ko waxoon wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu Ahmad. maa ngi leen naam. جعله الله هدية لهذه الأرض وبميلاده تغيرت الموازين فانطفأت نار فارس وخمدت وكذلك الشيطان وكذلك الشياطين طردوا من الاجتماع وذلك تشريفا له وتشريفا لميلاده. nee na bi mu juddoo moom sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko terale safara sa doon tàgg ci Faris fay na nee na seytaane yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di teg ay ban di déglu lay xew ca kaw ñoom it dàq nañ leen loolu lépp yàllaa ko terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وهناء. nee na ne ko Ahmed Shawqi waxee rek wulida al huda fal kainaatu diyaau nee na njub judd na te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. واصل كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. waaw mi ngi wax ci همزية بي لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم والسناء
إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل ضوء فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. yi muy lim ci xasida bi Ahmed Shawqi ak ci hamziya bi yu ñuy tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. يا قال مولد الهادي يا مولد الهادي لشهرك نفحة أرج الزمان بنشرها المتضوع. waaw mi ngi wax rek ne juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ne benn parfum bu yàlla sànni ci univers bi boo xam ne xetam daj na penku ak sowu. أهلا بميلاد هذا المولد النبوي مقابل الطرف الأمي والأبوي. أهلا بميلاد مولد به كمولة بشرى البشائر للبادي وللقروي. مشكور شريف لو تقدمت يعني في النقطة هذا فيما يخص الميلاد. فعلينا أن نقدر كل المحتفين به وندرك أنهم عملوا قربة وأنهم تقربوا لله بعمل عظيم نرجو الله أن يكون في ميزان حسناتهم. فالمحتفى به يستحق كل تقدير وكل احترام فقد أنقذنا الله به من الجاهلية الجهلاء والضلالة الكبير إلى شاطئ النجاة والسلامة وتلك لعمري نعمة عظيمة. nee na daal yonent bi xéewal la goo xam ne yàlla ñu ko jox ndax moo ñu génne ci réer génne ñu ci lëndëm yóbbu ñu ci leer moo tax nee na lépp lu nit def ci feete ko rek loolu lu yàlla la. نظرا لضيق الوقت سأنتقل نقطة ثانية. كلنا يعلم ونحن بعد نفتخر بها أن العلاقة التي تجمع الشعبين الموريتاني والسنغالي علاقة ضاربة في عمق التاريخ. فالتاريخ مشترك يعني اجتماعيا وروحيا واقتصاديا وسيسولوجيا وجغرافيا. nee na relation yi dox diggante Sénégal ak Mauritanie te mooy deuxième point bi nee na relation la yu séculaire relation yu yàgg la yoo xam ne taarix boole na leen géographie boole na leen sociologie boole na leen nee na tamit spiritualité boole na leen. فنحن والسنغال كبياض العين وسوادها فلا غنى للبياض عن السواد ولا غنى للسواد عن البياض. nee na diggante Sénégal ak Mauritanie daal nee na mi ngi mel ne weex-weexu bët bi ak ñuul ba ca biir nee na ñaar yooyu kenn mu leen a teqale kon it kenn mënut a teqale ñaari peuple yi. وهذا ما جعل القيادات السياسية والدينية تعطي للحدث قيمة وتدرك أن القدر حكم علينا بالحياة سويا متصافحين متصادقين متحابين متخالين انطلاقا من أخوة الإسلام التي هي المصدر إنما المؤمنون إخوة وهذه الآية جاءت بأداة الحصر. nee na li nga xam ne nii mooy relation boobu li ko gën a dëgëral nag mooy diine ji nga xam ne nii moom lañ bokk ni ko suñ borom waxee innamal mu'minuna ixwa uxuwa googu muy fraternité boobu moo dox suñ diggante ñun ak Sénégal. إذن فليهنئ الشعبان بتلك العلاقة وبتلك الزعامات الكريمة الكبيرة التي تجسدها بين الضفتين جيئة وذهابا. nee na daal kon war nañoo gën a ngoy ci loolu gën a ngoy tamit ci kilifa yi nga xam ne ñooy gën a concrétiser di gën a dëgëral relation boobu nga xam ne moo dox diggante ñaari réew yi. wala amri min hadihi الزعامات ما نحن اليوم في ضيافته الشيخ المبجل الكريم سماحة الشيخ محمد المصطفى Sy. nee na bokk na ci kilifa yooyu kii nga xam ne nii tey jii moo ñu dalal nga xam ne nii ci keppaaram lañ nekk. te mooy Cheikh Mouhamed El Moustapha Sy kenn la ci kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi jëmmal lool. wa tilka ad-daa'ira al-karima al-musammat bi daa'irati al-mustarshidin wal-mustarshidat wa za'amati al-mashayikha fa hada shinshinatun wa taqlidun wa akhlaq rafi'a توارثها جيلا بعد جيل وهنا سأنشد بيت زهير فما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. nee na daal li nga xam ne nii moom la sëñ Moustapha Sy jiite ci daayiratul mustarshidin wal mustarshidaat
nee na ay valeur la ak jikko yu kawe yoo xam ne dañ koo donn ci ay génération jëlee ko ca mag ña ñu koy sàmm ba mu agsi fii mu agsi tey jii. فلتهنئ يا شيخ وليهنأ أتباعك ومريدوك ومحبيك في سنغال بلد الأصل وفي بلدكم الثاني بموريتانيا ولا زلت أهلا للمجد ومحسودا. nee na daal mi ngi ñaan ne sëñ Moustapha yow ak ñi la sopp ak ñi nga xam ne nii tamit ñoom ñooy say taalibe yàlla maa ngi ñaan yàlla boo dañ mukk di nekk koo xam ne nii ku yàlla di jox cër la koo xam ne nii أولئك آبائي فجئني بمثلهم وإن جمعتنا يا جرير المجامع. تفضل واصل. إذن من هذا المنطلق أهنئ مرة ثانية وأتشرف بأن كنت الممثل لقطاع السلطنة في هذه الندوة المباركة عند هذا الشيخ المبجل وهذا الجمع الكريم التي واضح فيه جليا أنه جاء استعدادا روحيا خالصا يعني من تلقاء نفسه احتفاء وزيارة لهذا المقام الكريم سماحة الشيخ المبجل محمد المصطفى سي. شكرا. nee na bëgg na lool ci teew gi nga xam ne nii moom la teew représenté ministère bi ci keppaaru sëñ Moustapha fekkee ndaje mii nga xam ne nii moom moo am ci gàmmu gi nga xam ne nii dafay wane rek ne am na préparation spirituelle boo xam ne nii jóge na ci kilifa gi jëm ci njaboot gi. سيد الشيخ إن الأنبياء هم صفوة البشر والله يصطفيهم من عباده فلا كسب للعبد في النبوة. الله يقول في محكم التنزيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. nee na comme ni nga ko xamee sëriñ bi xam nga ne nubuwa yàlla moo koy joxe mooy tànn ku ko neex jox ko nubuwa nekkul loo xam ne nit ki moo koy fàggul boppam. ولكنهم تركوا ميراثا كريما وهو العلم فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. nee na nag waaye yonent yi bàyyi nañ fi benn héritage booba mooy xam-xam nee na xam-xam booba ku ca séddu rek séddu nga ca héritage ba lu am solo. وفي دائرة المتقدمين بعد الرسالة هم جماعة الأولياء الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. nee na ñi nga xam ne tamit ñoo ci topp mooy awliyaa yi nga xam ne ni bokk nañ ci ñi doon yonent yi te yàlla wax ci ñoom aaya boobu ala inna awliyaa allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun. ولمكانة الأولياء عند الله جاء في الحديث القدسي أن الله ما أعلن الحرب إلا على صنفين معادي الأولياء وآكل الربا. فقد جاء في صحيح البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا قبل لأحد بحرب الله. nee na li wane wala yi ñu jara fonk jara ormal nee na yàlla déclaré wul guerre lu dul ñaar ku noonu waliyu ak ku lekk riba nee na ñaar ñii rek la yàlla déclaré guerre kon nag nee na ñu jara wattu lañ. فعلينا أن نحب الأولياء ونذهب إليهم ونلتمس منهم الخير والبركات فإن لله رجال يعني يدعون ودعاؤهم مستجاب فنبحث عنهم. ومن هنا فإني مرة هانية أحتفي ولي الشرف بحضور هذا الجمع الكبير وهذا الشيخ المبجل وهذا النشاط الكبير الذي يحتفى به سنويا لا زال إن شاء الله في مدد وعافية ولا زال أهله بخير ولا زال إن شاء الله يستمدون من الله العونة فمن أعانه الله أعينه ومن لم يعنه خذله. نرجو الله لشيخنا وفضيلة الشيخ المبجل أن يمد الله في عمره وأن يجعله خلفا لذلك الشيخ المبجل خلفا بفتح اللام لا خلفا بجزمها. waaw mu ne nag xam naa foofu lay daaneele mu ne mi ngi fadal waaw mu ne daal لأن الخلف يقول الله فيه تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فضل
mashkur Chérif fadal léegi dafa wax ne wàllu yi dañ leen a war a sopp di dem di leen ziyaara dem di leen nuyu ji nee na looloo tax mu bég ci ñëw gi mu ñëw ci ndaje mii nga xam ne nii moom la Serigne Moustapha Sy organisé nga xam ne nii xalaf la waaye nekkul xalaf mooy koo xam ne kuutaay lu baax la xalf nag mooy koo xam ne dafa ñëw gannaawam yàq la nga xam ne nii moom la fekkoon ñu tabax ko kon Chérif naam. مرة هانيا أيها الشيخ وأيها الجمهور الكريم، مرة هانية أقول لكم بأني مسرور وفرح بحضوري لهذه الندوة، ودمتم بعافية وخير أنتم وكل الضيفان وكل من جاء إلى هذا المكان. أرجو الله العلي القدير الرحمن الرحيم أن يمن عليه بالعافية وبالخير وبالاستقامة وبالسداد والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kon nag lim doon tëjee mooy ñaan yi jërëjëf. non man pare naa yëgal naa sama waaw sama waa kër gi moom doyen na nga def leen fi ñu toog waaw ok dama la présenté ba noppi bismillah est-ce que ce micro bi baax waaw bàyyi ma ji moom day tabaarakallahu comme ni ko Mouhamed Mbacke Abdoul Wadoud waxe dafa am ñoo xam ni barab bi ñoo ko moom donc bu ñuy ñëwee dañuy jël yëpp jox leen ko mu mel ni moom Serigne Habib bi ak Cheikh El Hadj Omar bi du kuñ leen di présenté fa tabaarakallahu li ngeen xam ci ñoom yéen a ko xam ci ñoom muy ñëw pour feddali loolu rekk te muy lu nga xam ni fa tabaarakallahu ñépp ñoo ci bëgg ndax dafa am lu muy renforcer waaw te mas na leen ko wax ci benn waxtaan ni leen toogaay bii di li ma fi gis muy Serigne Moustapha mu ngi fi toog Serigne Mansour mu ngi fi toog Serigne Cheikh Ahmed Tijani mu ngi fi toog ma defee ni loolu moo ñëw di répété wu rek kon ma jox ko mu sànni leen ay kaddu waaye nag dafa am lu mu bëgg mooy daf ma bëgg ndax grand boobu bi laa bëgg nangu te nangoo ko bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di ñaan ngeen nangul ma sama ziyaara ñu nit nangul nañu leen yàlla ñu yàlla boole nangul baayam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiyallahu anhu daf daan wax ni yàlla nañu yàlla nangul te yàlla bu ñu yàlla nangul muy ñaar yu niroo te bokkuñu yàlla nañu yàlla nangul waaye yàlla bu ñu yàlla nangul mu ni ndax fa man akramahu fa li fadli wa man ahaanahu fa li adli yàlla nañu yàlla nangul ci ni mu toll te bañ koo nangu faye ko benn àq yéen samay daayira bopp samay mbokki bopp samay soppe bopp di daayiratul mustarshidina wal mustarshidaati seen mbokk seen xarit seen partenaire ku bokk ak yéen lépp namoon leen lool xaw ma ndax namm ngeen ma wala déet moo leen di nuyu
di ci jiital nag sunu mag sunu soppe sunu xarit sunu wéyjur sunu yaakaar sunu àndandoo sunu nagi bët sunu cofeelu xol sunu lépp Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara ci sa bés bii di sa bésu maam di sa bésu baay di sa bésu maamaat waaye di bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ànd ak sama rak sama xarit sama cheikh sama soppe sama wéttal sama lépp sëriñ Cheikh Omar Sy ñu àndandoo ñëw fii seet si la ak njabootu maam Cheikh Al Hadj Malick bi nekk ci sunu gannaaw yépp ñi agsi ak ñi ñu jiitu muy ñoom sëriñ Cheikh ak sunuy jarbaat di ñoom Abdoul Aziz ak mbooleem ñi nekk ci ñoom la ma waxoon atam rek laay waxaat bi ma gisee xale yu tuuti yi agsi ma ni kon nag kenn desul kër Seydi Hadj Malick yépp ñëw na la arab ba waxoon rek takunu xatta xarfa jarrin yaa fata wa xarfa nasbin li mudaariin ata wa xarfa atfin tumma xarfu libtida arbaatun tajiduha muqayada wannaasu jaau kullahum xatta alama yaa ajaban xatta alkulaybu sabari xatta aljiyaadu ma laha min arzuni ma ne xatta ki gën a tuuti ci kër Seydi Hadj Malick sax wuy si na la loolu nag si bu amee lenn rek ko waral sunu ñëw fii tey dañu waxoon ni duñu la perturber duñu ñëw mukk pour jël kàddu waaye wolof lu mu miin bu ko gisul rek interpréter ko te bëgguñoo yóbbu kenn safara moo tax bu ñuy raam walla ñu feebar billaahi wallahi dama wax ni bu fekkee ni dañu may tàggu di jël suñu ruux ñu agsi ba sa bés jot suñu ruux malaaka di ko bëgg a jël dinañ ko ñaan ni ko may ñu dem ba ci sunu mag gis ko nga door a jël suñu ruux parce que sëriñ bi yow sunu bakkan nga te sa bés bi dañ koy bàyyi xel dafa bokk léegi ci suñu programme damay wax ni ñun tey buñ la gisee tey mën nañoo toog ba déwén door laa gis waaye cofeel gi du wàññeeku pas-pas bi du jeex li ñu yàlla boole du jeex mukk loolu moo tax ñu ñëw te man si bés bu nekk ma wax la ni du ma waxatu de lu ma wax dama ko gëm wallahi alazim fayoo sama kër fayaloo ma ndox fayaloo ma lekk mais sëriñ bi cofeel bi ñu la ëmbal wallahi boo nattoon cofeelu Moustarchid yépp bi ñu la ëmbal bu ñu ko tegoon ci place ñële teg seen bos ñun ñu wat leen parce que loolu yaa ko def ci nun loolu suñu cofeel la ci yow ngay nit ku baax di nit ku bàyyi xel sa maam waxoon naa la fii daaw ni la lu yàgg dëgg la li nga nekk bu du woon ak dëgg tas na yàgg na parce que sa maam du mbii fan tey du cuune mais si ne la wóor ne am na seen dénkaane yoo xam ni duñu ko dénk mbii fan duñu ko dénk cuune bu sa maam du mbii fan du cuune it doo mbii fan doo cuune wallahi alazim si yàlla na yàlla barkeel la gis nga ñun bu ñu ñëwee dañuy bànneexu rek dañuy bànneexu ci yow bu ñu la gisee dañuy bëgg c'est que lenn rek moo ma metti tey wax naa ko Cheikh Omar dañoo agsi ma ni ko sawaay ñoo ko daan bu ko neexee bu ko naqaree mais tey daan nañu ma ni ko no bassin bi dama miir yàlla xam na ko dama agsi rek gis moom ni tey moom sawaay ñoo ko daan gañe mais tey gañe nañu ñu bëgg torop di nuyu sunu yaay ju baax ji di soxna Kiné di am mbégte lool bu ñu ko xoolee dañuy kontaan gis rakkam ju baax ji soxna Safiya di nuyu sunuy soxna bopp ak sunuy goro waaye di jiital ci nuyu bi sëtu Cheikhouna Tidiane Chérif bii toog nga xam ni tey mooy symbole place bi di la wax ni si mbooleem njabootu Moustarchid bu nekk ci àll bi wallahi may tukki lu bari di leen fa fekk ba ci Sénégal boo demee fenn fekk leen fa dafay mel na yow yaa teew dinañu la yëkkati tam-tamal la lépp lu ñu la waroon a jox buñ ñu gisee dinañ ñu ko jox muy seen jëmm muy seen alal nuy ñaan yàlla na yàlla barkeel bés bi sëriñ bi duñ la téye dañ lay wax ni la fu sa xel nekk ci ñun waxal amin
wallahi ñu ngi lay ñaanal xam naa nag tey benn waay def ma ni dimbale ñu nga pikiiral ñu sa waay pour mu décortiquer parce que dafa am ay code yoo xam ni dañ ko codé dañoo bëgg nga décoder ñu ko waaw barke Nabil Karim yow xam nga ma xam am na yoo xam ni c'est codé moom daf leen di nax de dama ni wallahi tey il faut mu ñu codeel ñu xam nga lu tax mot de passe bi mi ngi ci moom donc foog mu décoder ko waaw parce que fekkee gàmmu gu mel nii dafa jafe ndax gàmmu gi dafa ala daaw me burdu premier burdu guddi àjjuma bésu gàmmu bésu altine te maamam wax ñaar yëpp fi yawmi lisayni qad kaana alxuruju kama kaana duxulu wal istimbaau fihi numi layla al arubati xalla durru fi rajabin summa almunaadi yunaadi musmi il fahmi mu yor code bi yor mot de passe bi sëriñ bi décodel waaye sëriñ bi décodel waaye sëriñ bi décodel ñu gaañaa ngi lay xaar sëriñ bi réew mi metti na gaañi sonn nañu bëgg nañu am nañuy soxla itte yi bare na yaakaaruñu ko fenn ci yow lañ ko yaakaar ñaanal bal bi takk aajuy fajo ndigal la barke tariqa bosal barkelu dafay ñaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam naa fi ma sëñ Habib joxe kàddu jafe na ndax dañ ne laa tarfu aswaatukum fawqa sawti nabi te yéen la ñuy xoolee bëtu sallallahu alayhi wa sallam waaye sam Pape Mansour ni mu ko daan waxee ndigal moo gën màggal kon sëriñ Moustapha ñi ngi jaar fi sëñ Habib jaaroon di leen ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di la nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla di la masawu coono dañ ni lu am rafet bu amul woon ñaaw te wax dëgg yàlla léeg-léeg nga dox ci mbedd mi nit jàpp ci sa loxo doo xam sax ndax yéen a bokk diine wala yéen a bokk tariqa mu ne la toogaay bi ngeen di toog ci seen wetu mag Serigne Mouhamadul Moustapha rafet na rafetaay boo xam ni ñaan leen yàlla ba bu ci cat dugg ñu ngi leen koy dénkuwaat di leen wax ni mbégte gi ñuy am ñun ñii buñ fiy ñëw ñi ñuy seetaan ak ñii ñu bokkal xadara bi ñoo ñu gën a bég te wax dëgg yàlla ñun ñaan rek lañ la mën a defal ñaanal la yàlla yàlla aar la yàlla suturaal la yàlla dolli lay xéewal sagal nga sa kër maam Seydi Hadj Malick sagal nga sa kër maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu damay xool keroog Taysiir ak ni mu compliqué Seydi Hadj Malick jël secret yi gën a xóot ci tariqa bi dëxëñ ko ci turu yàlla yi gën a foor mu dëxëñ ko ci nga fexe ba tey jii xale boo fëgg mu tari la ko ba mu jeex alxames bu jotee guddi àjjuma ak nga fexe ba Sénégal foo dem dégg rëbbun tabaaraka ji di rëkk loolu ma ni leen bu aarul Sénégal xawma lan mooy aar Sénégal ñu ngi lay gërëm di la sant waa ji day dugg ci kaar ni alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëfe sëñ Tuuba ma àbb ko ci sama imam mu am ku nekk ci kanam geestu ni ko sëñ bi tee nga sant yàlla
moo gën nga naan jërëjëfe sëñ Tuuba waa ji tontu woo ko ni pat. ñu dem ba mu yàgg apprenti bi di laaj paas mu fay paasam fayaaleel ka ca kanam nee na ba apprenti demee ba tolloog waaja di ko yëkkati di ko bëgg a jox paas mu ni ko déedéet am na ku la fayal fële ci ginnaaw mu tourné ni ko sëñ bi jërëjëf sant naa la gërëm naa la fekk boobu fàtte na ni mboolem xaaji cant yi ñeent min xayrihi li xayrihi ko tëj kon sëñ bi ñoo ngi la naan jërëjëf di la ñaanal yaay suñu sakk li ci sëñ abi wax yépp mënuma wax lu ñu toll ndax moom dafa neex ca Espagne la toll ca Espagne boobu ak léegi mat na weer di ma téléphoné ni ma Cheikh Omar mbaa fàtte woo sa bisu mag bi ma ni ko mukk ci àdduna mu di ko bàyyi xel sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla yar nga sa njaboot yar nga leen yar goo xam ni kenn yebu leen fa tabaarakallaahu bi ñuy duggee ci wàllu politique bi dañ leen di naw di leen tagg man leen da ngeen fàtte ni wolof nee na njatt ca kaw lañ koy bañee dafa am loo xam ne jiitu na tey jiitu na bët ki démb looloo feeñ ci ñoom ci seen doxalin ñoo ngi leen di gërëm jisitum xayran bokk fiitum charran wa ma laqaytum ma baqaytum durran li ngeen dese yàlla buñ ci dajeek luy lore wala lu làmb lor ñépp ñëw nañu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi nga baal ñu rek dafa am aada boo xam ni dañ ko defoon daaw mu rafet waaye fas yéene nañu comme xam nañ ni yaa ngi ci géewu sañse bu soobee yàlla bu déwénee bu ñu dikkee di nga xam ni dikk nañu ren nag moom ana Mansour Ba dañ la bëgg a décorer ba nga xam ni say rakk kontaan nañ ci yow ñun suñu décorer parce que dooñu la jox mukk loo yorul waaye ñu jox la loo xam ni daf lay wóor ni lii dañ ciy béggu rek ba ñëpp xam ni béggu nañu Moustarchid maa ngi leen di ñaan rek bu ñu koy def yéen ñëpp ñeen àndandoo rek rabbun tabaraka mam Maodo ne rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi yàlla rabbun waaw 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 uluwan rabbi yàlla rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi yàlla jërë ngeen jëf ren dañ ci boole sijaada dañ ci boole rek sijaada bi nag di symbole boo gisee ma ni gars yi bàkk leen rabbun tabaraka ñu bari damay wax ni Seydil Hadji Malick ni mu toll ci yàlla boo àggul foofu ci dimension mënuloo firi ay wayam sëriñ bi ñii laa àndal kii sëtu maam Jóoba la mooy Haaj Ousseynou Faye kii mooy Mouhamadul Mansour Ba
ñi ngi ànd ak sa benn njaboot bu tudd Soxna Fat Sarr ma nga nekk ca Barcelone. bi may ñëw dama ko yàpp sax ci oto bi def la bëgg ba cofeel gi mu am ci yow bu ma gisee rek loolu la may xoolee sëriñ bi ma wax ni tabaarakta wa taqaddasta wa taalayta moom la Maodo tëgg ni rabbun tabaaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun taala ma bëgg nag boo toogee ci sijaada bi dama mas a jox sa papa benn symbole cadeau lampe boo xam ne dafa am benn xale bu laxasu ci lampe bi ma ni sa papa maa ngi lay ñaan cadeau bii ma la jox nga bàyyi ko fi ndax dama bëgg nga nekk sama lampe ma nekk xale bi laxasu nga di ma leeral ma bëgg man itam sijaada bi ñu la jox muy symbole boo xam ni heure boo ko lalee sa xel dem ci nun ba boo nee allahuma dugalaale ñu ci biir dugalaale ci waa Moustarchidine Moustarchidaat ma ñaan nag benn affaire muy lu leer lu may wax parce que da ngay def ñaari boo ñëwee gaa ñi defa ni bi ngay wax da nga màndi wala da nga bëgg wala da nga xamul fi nga nekk may wax nit ñi suñuy ñëw fii wér péng la ñuy def du ñu gëmmentu màndi wuñu jaxasoowuñu nañu bàyyi bu ñuy wax boo génnee ñu naan la ëppal nga dama ni xam nañu li ñuy wax ci kii bu ma kenn ni ëppal nga li ma wax xam naa ko bu baax a baax bu ma kenn yedd ci li ma wax jërëjëf ndeysaan ndeysaan moom day way juram Sayyid Cheikh Ahmed Tijani dama dégg mu wax ni sunu boroom bi mu rayaan loo yonent bi ba noppi te mu tudd ko ci alquran wax ni subhaana alladi asra bi abdihi mu ni loolu rekk moo jig yonent bi ndax nee na teraanga dina yegg fu nga xam ni boo ca tegee baatu teraanga rey borom moo tax waxul bi nabiyihi wala bi rasulihi waaye mu wax bi abdihi waaw waaye loolu moom ma xaw a dal tey kàddu teraanga yi wa tabarakallahu booleeg ñëwu teraanga bi ak teraanga bi muy ñetti yëf yu daje waaye nag bu ñu gëmul woon minka ilayka affaire bi mën nañu dépasser waaye ki nga xam ni lu mu la jox yaa ko moom yow it loo ko jox moom moo ko moom ma defa ni kon nag bu waroon a diis ci ñu nit faf na woyof te li mu wax mooy dëgg gis nga ñun Sénégal dañ ko xam li mu wax dëgg la waaw ni nga waxee ëpp naag yu kenn xamul waaye caaxaan kay lay wax na dëgg dañuy caaxaan rekk waaw am na loo xam ni yàlla def na ko ba noppi ku ci sa xol bég daa bég ba abadan waaye ku ci sa xol bégul dootoo bëggati ba ilaa yawmil qiyaamati waaw noonu rekk la toll léegi laa koy wax fii waaw yàlla moo def xawma ida xallat alhidaayatu qalban nachitat lil ibaadati al aadaau yàlla moo ma teele may ma imprégné wu ci xadara Seydi El Hadj Malick waaw te bi ma koy def boobu ay fukki at wala fukki at ak ñaar laa am
daan naa toog nii ñuy renouveler pavillon bu xabru Seydil Hadj Malick waaw duñu nangu kenn dugg fa ku dul man ma toog ñuy renouveler pavillon bi ba mu pare jalaat jalu bàmmeel bi defaraat pavillon bi tissu yu bees ba mu pare bant yi ca doon génne góor gu baax ga doon defar jël ci bant yi ni ma may la nga denc ko souvenir la waaw waaw la même chose ci bu Sëriñ Babacar waaw xaw ma lu ma ci xiir yàllaa xam waaw waaye bu Sëriñ Cheikh Massane ñëw dernier bourde ni ma demal nga jëli sa Pape Mansour waaw bu ma ñëwee ba ñu fëgg ko ni ko sa doom ñëw na ndeysaan bu ma ubbee mu xaqataay ni ma ana sa papa ma ne ko mu ngi lay xaar mu ne ma ay ca bokk waaw kontaan wallaay ndeysaan bu ma ñëwee fekk Serigne Cheikh ni ko Serigne Mansour ñëw na mu ne ma mu ngi ci salle bi man waa mu ne ma ay ca bokk waaw daal di génn fekk ko fa ñoom ñaar ñu def seen accolade mel ni ay xale yu tuuti waaw di fàttalente yoo xam ni c'est tellement profond waaw moo tax rek ku yóbbu di bëgg rek ndax boo bëggul dootoo bëggul baaba den waaw waaw Serigne Moustapha léegi laa koy wax ci wàllu soxna Sophie bii ma ni ko li ngeen donne ci moom ci wàllu originalité waaw nit ku original la waaw moo tax lépp lu jóge ci moom rek doo dox fu ne pour gis ko waaw ndax yàlla moo leen jox dimension bu toll noonu waaw mu mel ni kon nag lu nit di waxati nekku fi la waykat ba waxoon moo yóbbaale yooyu ulaika al qawmu asxaabu rasuli wa asxaabu tijaani wa asxaabu bnu uthmaana loolu moo ñu boolewaat fii tey ñu toog fii waaw mu mel ni nag kon ñu sant yàlla waaw wa tabaarakallahu yàlla lu rafet rek lay def waaw te li mu wax léegi ñun xam nga ñun ñëpp yaa may wax ni ma mag Cheikh Omar dañ lay jëw waaw man nag awma ku may toogal moo tax ci sama xol laa lay jëwee waaw soxna ki ne bii bis bu ne mu renouveler loolu bu ñu gisewul sax mu yónni ko Cheikh ni ko Mansour ak Cheikh Omar ñu sincère lañu waaw te sincérité bu jógee ci nit dara desatu fa waaw yal na la yonent jur yal na la wali yu jur yàlla ku ne jur la boo sincèreul c'est rien waaw mu mel ni kon nag yéen sax xam ngeen ni waxuma la nit ñi fi teew waaye mag ñi ci bàmmeel yi sax bég nañu waaw waaw ndax seen coono yépp lii rekk la woon waaw kon nag bu ñu nekkee ñun njaboot yi ñëw di leen ko mottalil wa tabaarakallahu kenn amul lu ma ciy teg lu dul di ñaan rekk nañu ñaan mu mel ni ñaan googu nag mooy jur li mu bëgg te mooy décoder affaire yi waaw daf ñuy nax rek moom itam waaw léeg-léeg mu taal bal yi moom itam waaye rek bu ko defee kon nag xam naa ñu bàyyi noonu waaw maa ngi cay waxtaan ak Oustaz Cheikh Tijani bi waaw ci recommandation bi mag ñi mujj yónnee te booba pourtant parti pur sax moo tax ñu yónnee ko waaw waaw yónnee ma ayat quraaniya ni ma nañ ko dugal ci jawharatul kamal wax ma it fan ak fan ci jawharatul kamal waaw waaye nag dama bëgg a xaar ba wóolu ñi ma am
soog a déclenché li may déclenché waaw ñoo joxe rubba fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah moom la ñuy jël boole ko ak jawharatul kamal mais foog nga xam ci nan waaw fekk am na bu ko jiitu woon wax naa ko fii mu sonal ma ni ma danga koy wax boobu ci mam aadama la jóge mu jox ma xisbul baxreem waaw loolu nag bu ñu wéetee ma jox leen ko waaw insha allah kontaan nañu trop di ñaan sutura yàlla yàlla na yàgg yàlla na tawfiq yàgg yàlla na ñëpp terlu yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am sutura yàlla na yàlla faj aajo biir ak aajo biti ku fi ñëw war a dem yàlla na yàlla tette la ma nga dellu fa nga jóge woon fekk fa ña nga fa bàyyi woon ci jàmm ak salaam ñuy dellu ci biir Sénégal ñuy dellu Mauritanie ñuy dellu Gambie ñuy dellu ci pays Afrique yëpp ak ci pays Europe yëpp ci barke mag ñu baax ñi yal na yàlla tette leen te bàyyee leen ak wattoom ak aaram mu yóbbaale incha allahu ñëpp incha allah comme nag wax na tooñ na tuuti mais dama naroon du fi jóg tey tëjuluma grand boobu bi waaye comme am na bu ma jox à la place ma jàppandi ci rek waaye dal marron bi moom dinañ ci wax beneen yoon insha allah xam nga man nag xaw ma sañse waaw xam nga moom dama tàmmoon rek dugg ci sama ay abbaaya yu kenn xamul waaye rek gis nga ko moom fexe na ma dugalaat ma ci affaire yi waaw waaye xanaa kon ñu jàppandi ci dama am njaboot moo xotti yii ak yeneen ni ma dama bëggoon ngay sol yu mel nii waaw ma ni ko tàmm ma ko de waaw mu ni ma waaye dee ko sol waaw mu ni ma bu ko defee bu ngeen toogee yéen ñett ak seen colin yooyu mu ni ma harmonie boobu bul xam lu muy def mu ni ma te li muy def sur le plan mystique moo ëpp doole billaahi wal kitaab ma gëm li mu wax waaw ba tax na kon nag yal na ko yàlla mottali yal na yàlla barkeel amuñu luñ leen di wax ndax koo xam ni boo ko ñaanalee sa bopp ngay ñaanal wax ja du gudd waaw soxna Kiné bii daf ma yónnee bërki démb wax ko Cheikh Tidiane bii ni ko waxal Serigne Moustapha ne ko waxuma la moom waaye Moustarchid bu mu mën doon bu ma ko yéenee naka sudul noonu yàlla na ma dal waaw ma xam ni nit mënul paase foofu ci ñaan waaw kon nag ñu nit ñoo ki yéen fa tabarakallahu yéena bu sell boobu rek moo fi nekk ñuy ñaan yàlla mu mottalil ñu ko waaw li nga wax événement bi mu ci gën tuuti ndax daje bi mooy symbole bi waaw mag ñi ñu nga ca lañu tolloon waaye ñun njaboot yi nañu nekk ci li ñu tolloon te mooy lii waaw bu ko defee ñi ci des ñëpp accompagner ñu ci même façon boobu ñu doxal rek li ñu war a doxal des na tuuti changement mu ngi am wax nga yi metti wax nga réew mi doy na waar mais sayaati yowm incha allah waaw yow mii nag bis bu campagne jotee yaay jiitu yàgg Cheikh Omar bi waaw maa la ko wax yàgg Cheikh Omar mi yéene jiitu man ma toog xaar leen ci kër ga waaw kay
ngeen def li ngeen war a def bu ngeen ñëwee rendre ma compte mu jeex tàkk waaw kon nag tilka hiyal kalimaat mu ngi naaj te moom itam fa tabarakallahu ci yi mu fanaan yépp ak it njaboot ya toog di ko xaar waaye jaral nañu ko mu bàyyi yépp pour ñëw ci man wax naa leen ba tey ba bërki démb maa ngi ciy waxtaan ak soxna ma di ko nettali mag Habib fa ñu tàmbalee waaw fa tabarakallahu yàlla def mu am cofeel ci man waaw bu ñu dajee ak fu ñu mën a daje comme ay ñaari xale yu ndaw waaw dañuy xaqataay ba ñi ci boutique yi dañuy naan waaw ñii fu ñu jóge waaw fekk rek loolu la yàlla def Cheikh Omar bii bërki démb la ma Khalifa Sarr mujj ni ma Cheikh Omar téléphoné na nee na moo ko Habib ñu ngi lay bàyyee xel te ñu ngi lay nuyu te ñu ngi lay seet ma ne ko loolu rek doy na sakk leneen nekku fi kon nag yàlla nañu yàlla boole yiw yi yàlla boole ñu sutura yi yàlla defal tawfiq kon nag nga joxe ñaan waaw mais maa la ñaan am soxla yanu ko indi fii waaw defal li ma la wax rek dóoral ñu dóoraaleel gars yi rek waaw loolu man bu ma làqoo waaw du ma la sant bu ma làqoo maa ngi ci jiiraate waaye tey yaa ma ci jëpp waaw du ma la ñaan waaw bàyyi rek defal li ma la wax xalaatuma ko sax waaw kon nu muy deme nag kon day xam naa li mu doon wax uhdi li majlisika sharifi wa innama uhdi lahu ma xuztu min nacmaayihi kalbaxri yumtiruhu alsaxaabu wa ma lahu fadlun calayhi li annahu min maa'ihi waaw nag boobu rek moo fi dellu siwaat ñu delloo ko sunu moomu bopp bi muy Sëriñ Babacar waaw bu ko defee mu yóbbaale ñu géew dugal ñu ci wilaayam dugal ñu ci martabaam dugal ñu ci yu baax yi ñu yaakaar yépp waaw ndax dama am benn njaboot mu jóge Guinée Conakry mu ni ma bët yi taa ma ne ko lu tax sa bët taa mu ne ma dama gént mu mel ni yowmal qiyaam dafa jot mu ni ma gis nit ñaa ngi jaxasoo fu nekk nit a nga fay daw xamoo foo jëm ma ni ko waaw mu ni ma seen la yaa ngi taxaw ci benn affaire bu kawe yëkkati sa ñaari loxo yépp ni fu Moustarchidine nekk na ñëw wuy si ma fi waaw mu ni ma Moustarchidine yi di daw di ñëw ku ñëw nga ni ko jaaral nii waaw ku ñëw rek nga ni ko jaaral nii ñépp di dem mu ni ma man fa ma nekk ma tiit mu ni ma jékki-jékki rek sa chauffeur ñëw ni ma yaay diw ma ni ko waaw mu ni ma Serigne Moustapha nee na nga ñëw bokk ci Moustarchidine yi waaw mu ni ma waaye la may jaaxal du foofu mu ni ma ba ñu jógee foofu ba ñu dugg aljanna mu ni dama fekk ñoom soxna Umu Xayri ñoom ñëpp ñu toog ak ñoom soxna Zeynabu nee na ma ni waaw ñii seen toogaay bi pour lan la nee na nga ni ma ñoom kat dañu dajaloo pour wax ni naa leen defal conférence fii ci aljanna waaw mu ni ma ñoom ñëpp a ngi toog waaw mu ni ma nag man may njabootu kese rek
yàlla may ma gis loolu nit du fooy boppam waaw kon nag daw ca ba ngay ami tànk mu ni ma farata la waaw waaye loolu rek mooy sutura yàlla bi kon nag yàlla nañu yàlla dugal ci biir garantie boobu te yàlla mottali ñu yépp waaw damay faral di gis mag ñi ci façon boo xam ni damay sax tiit waaw waaw Sëriñ Mansour bii wa tabarakallahu ci façon yoo xam ni musuma gis mukk lu mel noonu waaw Sëriñ Moustapha moom it la même chose ci façon boo xam ni damay jaaxle sax waaw ba ci maam Abdou Aziz Sy wallaay ndeysaan bi ma ko mujjee gis mu ngi toog ci benn lal waaw Maodo ngi toog ci suuf nii mu téye loxoom naan ma li ngay def ci njaboot gi yëg naa ko waaw li ngay def ci njaboot gi yëg naa ko waaw li ngay def ci njaboot gi yëg naa ko di ñaan ba man dama jaaxle waaw ma defa ni kon nag ku yóbbu sant yàlla loolu rek doy na wa tabarakallahu waaw léegi nag xanaa mën naa la jox nga joxe ñaan kon nit ñi dañ fi yendu waaw kon ñu jàng fatiha bokk jàng juróom-ñetti li ila fi qurayshin jàng falaqi ak naasi jàng salaatu ala nabi ku mën a jàng salaatul fatihi nga jàng ko bu ko defee rek ñu def ko hadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu dugal ci sunu bopp ku fi nekk ak ku fi nekkul ak ñëpp ñu yóbbaale leen yal nañu yàlla dugal ci biir garanti yonent bi waaw dugal ko ca yem Maodo ñaan salli salaatan tunajjina biha abadan jamia al ahwali wal afati yallahu ba ca bu mu juba yàlla dugal ñu ci biir garanti bi incha allah bismillah barakallah waa ngeen toog ngeen xaar tuuti rek dafa am ñu amoon yéene jël tariqa cheikh ñi bëgg a jël werd nañu tàllal seen loxo ñu jox leen ko bu ñu paree nag soog a yeewi ñi ñu yeewi incha allah bismillah
modulation. Le binôme l'ADTV, mais aussi la CNTV, donc qui a tenu à vous accompagner par rapport à cet événement. El Hadji Malick Thiandoum, le tandem El Hadji Malick Thiandoum, Mansour Sow, donc qui ont tenu déjà à vous accompagner par rapport à cet événement. El Hadji Malick, vous avez écouté déjà le message de Serigne Moustapha Sy, Ibn Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Ibn Khalifa Ababacar Sy, Ibn El Hadji Malick Sy. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à son message? Déjà, il faut saluer la présence des autres familles religieuses qui ont eu à prendre la parole, mais également la présence de la délégation mauritanienne, ce qui témoigne encore une fois des relations séculaires, mais également des relations fraternelles qui lient les familles religieuses au Sénégal. Surtout la famille de Serigne Touba Khadim Rassoul et la famille de Seydi Hadji Malick Sy, ce qui a été encore témoigné aujourd'hui par l'envoyé du khalife général des Mourides. Mais il y a également la Mauritanie. Je pense que 2 représentants mauritaniens ont pris la parole et ont magnifié le travail symbolisé par Serigne Moustapha Sy. Et je pense que Serigne Moustapha est sur les traces de Seydi Aboubacar Sy, mais également sur les traces de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Et tout ceci témoigne en tout cas de la triptyque qui aujourd'hui sous-tend la démarche des Moustarchidines ou Moustarchidati. Démarche basée sur la religion, la culture, mais également la gestion de la cité. Et le tout également est sous-tendu par une organisation à la base, que ce soit les petits, mais également les grands, mais également les femmes, tous sont impliqués et il y a un modèle organisationnel extraordinaire. Encore une fois, le côté confraternel, mais également l'affection que Serigne Habib porte pour Serigne Moustapha a également encore été magnifié. Et Serigne Habib n'y va pas par le dos de la cuillère. Et je pense que Serigne Moustapha a été clair. La sincérité est la base de toute relation. Si la sincérité n'est pas dans une relation, ce n'est pas la peine. Si l'homme en tant que tel n'a pas cette valeur en lui, ce n'est pas la peine. Donc je pense qu'il y a un ensemble de valeurs et de modèles comportementaux que le guide a encore une fois démontré à la face du monde. Et je pense que ceci est tout bénéfique pour tout le monde parce que déjà hier, lors de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, beaucoup a été dit, mais aujourd'hui ce n'était tout simplement qu'un moment de remerciement. Remerciement aussi pour le pouvoir temporel qui a eu à contribuer à la réussite de cet événement. Je pense que c'est extrêmement important, Mansour. Hadji Malick, vous l'avez dit tantôt, héritier, mais aussi continuateur de l'œuvre de son père, mais aussi de celui de son grand-père. Aujourd'hui, Serigne Moustapha Sy, Ibn Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, a supporté haut le flambeau. Ce flambeau qui a été loué aujourd'hui par cette délégation mauritanienne, vous l'avez tantôt évoqué, cette coopération multiséculaire qui a été louée, donc qui sous-tend un peu les relations entre les deux pays, mais aussi surtout les relations qu'il y a entre les deux familles, que ce soit les Mourides et les Tidjanes, et à travers donc un message peut-être qu'on peut lancer à travers donc tous les téléspectateurs qui nous regardent, El Hadji Malick Thiandoum, un peu par rapport aux propos de Serigne Habib Sy. Je pense bien que un message solennel qu'il faudrait vraiment décortiquer pour l'ensemble des fidèles Tidjanes qui nous suivent à travers donc ces 2 chaînes de télévision. Mais tout à fait, je pense que Serigne Habib est encore revenu sur le travail remarquable que les Moustarchidines sont en train de faire à travers le Sénégal. Et je pense qu'il y a un modèle organisationnel qui a été inspiré de Seydi Aboubacar Sy, la mise en place des daïras. Et je pense que chaque jeudi nuit, il a encore magnifié ce que Seydi Hadji Malick a écrit à travers justement ses écrits. Et chaque jeudi, les fidèles sont en train de scander ces écrits de Seydi Hadji Malick Sy. Seydi Hadji Malick Sy qui est une source intarissable, une source d'inspiration. À l'heure où le Sénégal traverse aujourd'hui des difficultés, à l'heure où la jeunesse est en perte de repères, nous avons des guides religieux sur qui nous pouvons nous appuyer pour redresser le Sénégal. Parce que le Sénégal a besoin d'une jeunesse saine, d'une jeunesse également capable de relever les défis de demain. C'est pourquoi, tout à l'heure, Cheikh l'a dit dans son propos liminaire, Serigne Moustapha est en train de fabriquer des hommes. Et des hommes, c'est des hommes de vertu. C'est des hommes qui connaissent
qui ont de la connaissance. Et je pense que c'est ce qui est important, un modèle en tout cas de citoyens capables demain de relever les défis. Et je pense qu'aujourd'hui, le Daïra Moustarchidina wal Moustarchidati est un exemple remarquable d'organisation, mais également de méthode. tey nag mu nekk lu nga xam ne Seydil Mansour dañ koy rafetlu jotaay la bu nga xam ne liñ ci jàngat bëri na lu bëri ci guddik Seydina Mouhamed gi démb waxtaan nañ ko ak taalibe yi ku ci nekk am na loo war a yóbbaale cérémonie tey bi nag dafa nekk cérémonie bu nga xam ne saafonte lay doon cérémonie bu nga xam ne aussi dañu ciy feddali kóllëre diggante d'abord sëñ Moustapha ak ay wëllëreem yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen këru diina yi rawatina waa kër Serigne Touba Khadim Rasoul xalifa bi am cofeel gu mu am ci sëñ Moustapha sëñ Moustapha am cofeel googu si moom ki nga xam ne également moom la yónni mat sëkk place bi wax ci wax ju nga xamante ni wax ju kawe la kon tey Sénégal yaakaar naa ni toll nañu ci dimension bu nga xam ne kii murid la kii tijaan la loolu jeex na fi lépp dépassé nañ ko ndax Seydi Hadji Malick ak ki nga xam ne moo di Serigne Touba Khadim Rasoul fa ñu bokkee ñun fekkee wuñu ko kon lépp nañ ko rafetal ngir mën ko duggee ji marché li ci des également wax nga ko léegi diggante Mauritanie ak Sénégal xam nga ñaari réew lañu waaye tamit xëy na colonisateur bi moom moo ñu séparé waaye ñoo bokk gëm-gëm bokk diine ñoom tamit ñu am kaddu yu rafet yu nga xam ne def nañ ko ba nga xam ne sax poème bi nga xam ne représentant Mauritanie bi bind na ko jëmale ko ci Seydi Mouhamadoul Moustapha lépp nekk des vers en si lu ci nekk mu jeexale ko si te lenn lu ci nekk jàngat nekk lu rafet lu nga xam ne dafay mandargaal la dimension de Seydi Mouhamadoul Moustapha waaye tamit sëñ Habib ñëw feddaliwaat kóllëreem waxi tamit ni nga xam ne cofeel gi mu am ci sëñ Moustapha ak yaakaar gi mu am ci moom loolu yi tamit mu ne bu yaboo lu leen neex nañu ko wax bu yaboo ñu ni ëppal na waaye bu ma kenn ni ëppal naa ndax li may wax xam naa ko te ki ma koy waxit xam na li ma koy wax jël cadeau bu am solo jox ko jël mbubu jébbal ko ko jël sidaaje jébbal ko ko ni ko saa yooyu julli si naga ñu ñaanal ni ko nag gàmm gi dañ ko door burdu bi àjjuma gàmmu gi nekk altine mu ni ko dafa am code bu nekk ci biir décodeel ko gaañi loolu yëpp nag nekk dans une ambiance bu nga xamante ni ambiance bu neex la ambiance bu fraternelle la tey daal jàngati nañu te li ñu jàng mooy nañu defaraat jikko yi te xam nga Seydina Mouhamed di ko suñu borom di tagg ci jikko la ko tagg kon nag tey jikko yi la ñuy defaraat à travers le Daïra Moustarchidina wal Moustarchidati ñu ngi inculquer ay valeurs à la jeunesse sénégalaise di inculquer ay valeurs yi nga xamante ni tey koo fëgg mu nekk Moustarchidine boo ko xoolee fekk sëñ Moustapha ci moom parce que sëñ Moustapha moo def li nekk ci ñoom donc loolu dafa am solo tey jii encore ñu amaat jàngat bu rëy sur la modestie et l'humilité de l'homme mais également sur la dimension spirituelle de Seydi Mouhamadoul Moustapha la dimension incommensurable de l'homme louée donc à travers ces vers du ministre du culte mauritanien mu nekk loo xamante ni lu am solo la Hadji Malick ndax dañ koy wax lu bëree bëri un pays fait son histoire mais subit sa géographie tey jii boo waxee Sénégal di nga wax lii nga xamante ni mooy Mauritanie waaye boo waxee Sénégal di nga wax lii di Gambie wax Guinée-Bissau wax Mali wax beneen réew donc ñun dëkk yi ñun ñi nga xamante ni wax nga ko léegi colonisateur bi peut-être moom moo ñu séparé ci jamono le contexte nous est favorable ñu war a mën a xoolaat ban taxawaay lañ ci mën a am ngir jubbanti rëq-rëq dëng-dëng boobu nga xamante ni nag ban koy amal kenn concerté wuñu dañ koo def ndax doole lañ amoon boo xamante ni dañ ñu ko nooté bu ñu dellusiwaatee rek un peu par rapport ak message yi ñu fi dégg yëpp rek tey mu mel ni message yu jàmmoo la le contexte soxla nañ ko lool ñu jëm ci ay élections Hadji Malick ñu jëm ci ay élections ñu war ko def ci dal war a xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk jàmmi réew mi mooy jàmmi mooy sa jàmm mooy sama jàmm mooy jàmm askan bi yëpp waaye tamit ñu toll ci jamono ju nga xam ne tiitaange jub na ci askan bi ndax doo taal rajo wala nga lire journal wala nga dugg ci internet te dégguloo ñaawteef ak kaawteef yi nga xam ne moom moo fi am te bu fekkee ni dañoo delloo ca li fi mag ñi bàyyi woon dellu ci enseignement Seydi Hadji Malick dellu ci enseignement Seydi Aboubacar dellu ci enseignement Cheikh Ahmed Tidiane dellu ci enseignement Seydi Mouhamadoul Moustapha yaakaar naa ni jullit du jël moroomu jullitam di teg ci moom naka su dul noonu waxu malaak di ko rendi mbaa nga koy taal kon tey am na jikko yu nga xam ne commencé nañ ko gis ci société bi nañu delluwaat ci enseignement wu Seydi Hadji Malick nañu delluwaat ci enseignement yu Serigne Touba Khadim Rasoul Seydina Limaamul Mahdi ak Maam Bou Kounta ak ñu baax ñooñu nga xam ni ñoom la fi yàlla suñu borom bàyyi parce que sénégalais bi ñu gis léegi sénégalais bu ñu tiital la sénégalais bu nga xamante ni nii la tax na kenn nekkatul ci sécurité te loolu dafa am des valeurs qui symbolisent l'homo sénégalensis parce que bu fekkee ni rusuloo def dara jombuloo def dara ragaluloo def dara yaak mala yéen a yem te yooyu yiy tax nga rus koo def jomb koo def
ragal koo def mooy diine nekk ci yow te loolu la sëñ Moustapha def ci ay taalibe ku diine lii di islam fees sa xol am na yoo xamante ni di nga tal leneen lu dul di def yenn ñaawteef yi te yaakaar naa ni exemple yi nga xamante ni te dañ koy jàpp di ci tënku léeg-léeg di ko jëlee ci bitim réew muy ay Descartes ak ñoom Molière ak ñeneen ñun am nañ exemple type yoo xamante sunu magi démb yi nga xamante ni jot nañu inculquer ay valeurs yoo xamante ni tey ji suñ ko wàccoo tënku ci yaakaar naa ni ñaawteef yi nga xamante ni moo xew ci jamono te ñu wax ko démb sax bi ñuy célébrer lii di Mawlidu Nabi yaakaar naa ni cérémonie officielle bi ki nga xamante ni tey ji nag moo toogal tarixa Cheikh tey ji jot na ko yëkkati sëñ Babacar Sy Mansour jot na ko yëkkati ni nit ñi wéjur yi nañ delluwaat tàggataat seen doom nañ delluwaat tënkaat seen doom ndax yaakaar na ni ñaawteef yi loolu rek moo ko mën a faj muy éducation de base éducation de base te bala ngay éduquer nit ki yow sa bopp da ngay yaru ndax éducation mën nga ko jàng ci comportement wu ki nga xam ne moom moo lay éduquer tey aussi dem nañu ba li nga xam ne moom la ñu tuddee les nouvelles technologies de l'information et de la communication ñu ci def utilisation bu nga xamante ni nii dëppoowul ak li ko tax a jóg ndax ñun nit ku ñuul wala ñun sénégalais lu ñu dugg amaana dañ cay ëppal tey jii dañuy jël li nga xam ne mooy Facebook jël li nga xam ne mooy WhatsApp jël yeneen réseaux sociaux yi maanaam de manière générale di ko utiliser ci yeneen anam yu nga xam ne dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi kon yaakaar naa ni war nañu yaraat suñu bopp nammat jikko yi te loolu ci bés yu mel nii rek la ñu ko war a defaat kon waxtaaj nañu kenn ku ne jël ca la nga xam ne moo lay jariñ ndax saa bu ñu toogee ak Seydou Mouhamadul Moustapha dinañ ci jàng lu nga xam ne mën nañu jariñ adduna ak alaxira mën nañu jariñ tey ak ëllëg te loolu moo ci am solo mu doon lu am kaddu yu am solo Hadj Malick yegsi nañu fi ñu war a yëkkatee jotaay bi amaat nañ mbégte te dajewaat ak yow defoon nañ ko daaw fekkee déwén nuñ koy waxee dañuy baaxantal ñu bàyyi la rek looy tàggoo ko téléspectateurs yi nga xam ne nag ñoo doon suivre ci jamono ji lii di première chaîne de télévision urbaine du Sénégal di Sen TV waaye doon suivre aussi lii di la magie de la télé di la DTV. xam nga Den TV Sen TV Seydou Mouhamadul Mansour Maodo Malick loolu dañuy wax ni ala daw me na te ñi nga xam ne ñoo bokk teen ñooy laxasoo ay got damay dégg Max Mbargane ci wàllu kii bi mu ne ñuy tox sax dañuy mayante mego massa ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokk liggéey bi donc nañu rafetal lépp te loolu yëpp mi ngi bokk rek ci valeurs yi nga xam ne moom la ñuy inculquer muy valeur de partage valeur de solidarité valeur de confraternité je pense que yooyu yëpp bu ñu ko dellusee Sénégal dina jëm ca kanam li ñuy ñaan rek mooy yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def tappe xol yi comme ni ko sëñ Abdoul Aziz Dabakh daan waxee yàlla nañu am Sénégalu jàmm Sénégal gu naat Sénégal bu nga xamante ni bu dal lay doon ñu jëm ci élection yi nga xam ne nag nañu rafetal yëpp rafetal kaddu yi rafetal jëf yi ba ku nga xam ne yàlla moo ko dénk réew mi ñu xam ni kooku la ndax yàlla suñu borom tànn na njiit démb tey soog a ñëw noonu la sëñ Moustapha wax léegi ak xilaafa kenn du ko xëcc am na ñu nga xam ne dañuy toog xilaafa ñëw fekk si leen waaye du ñu dem di ko jëli ji te moom ci ñooñu la bokk kon fa tabarakallahu yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu fekke waat déwén fa tabarakallahu ni mu ko waxee yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu fekkee déwén mun ñoo tëj jotaay bi te duñu remercier nag partenaires techniques et financiers yi nga xamante nag ñoo jàppale seen chaîne de télévision ndax bu ñu waxee Podor wax diwlin Jador wax Sénécartour wax ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni tey jii jàppale nañ seen chaîne de télévision pour ñu mën a amal bërëb bile ñu leen woo rek ëllëg si biir rek ADIE agence de l'informatique de l'État nekk nañ ci ay bërëb yoo xam ne kuréel yoo xamante ni gunge nañ ci liggéey bi jàppale ñu gunge ñu waaye duñ tëj jotaay bi aussi te defoon ñu mention spéciale équipe technique bi nga xamante ni nag ba ñu ubbee jotaay bi ba léegi maanaam premier bourde ba tey jii ñu jeexal li nga xamante ni moom mooy gàmmu édition 2018 dañ leen di jaajëfal di leen ndokkeel askanuk Sénégal ndax tey jii lépp lu jëm ci waa ñaan askanuk Sénégal lañ ko ñaanal waaye ñun lii lañ am pacte ak yéen maanaam di leen servir ndax jàpp nañ ne que ni service boo nga xamante ne dañ leen koy defal moom rek moom mooy suñu raison d'être la chaîne de télévision la DTV la chaîne de télévision la Sen TV lii lañ amoon yéene mbokku téléspectateurs indil leen ko tey jii di leen jox di daje ci yeneen jotaay ngir rek bonheuru sénégalais waaye tamit lii di bonheuru téléspectateurs yi. لفتح الخير عنوان شكرنا الله بعون فحق العبد شكران